xaalis sexaluñu kenn lem jëluñu fetal teg ci bopp nit ñi suñu kàddu lañu yor jàkkaarloog askan wi wax ak ñoom wax boo xam ne lu ñuy jëlee suñu dënn la lu ñuy jëlee suñu xol la loo xam ne buñ koy wax dañoo gëm ni lii mooy dëgg. ñun mosuñoo jàkkaarloog askan wi di def li tubaab di wax démagogie mooy di wax loo xam ne gëmoo ko pour nërmal xel yi pour rek am voix loolu moo jur lii. kon lan lañ ci war a jàngat mooy képp kuy homme politique na nga xam ne askan wi nelawatul boo foogee ni jël milliardu réew mi dem feesal say kaar jox nit ñi xaalis dajal leen ci ay mbooloo moo tax nga nekk ci xolu nit ñi ndax nga sa bopp. Sénégalais léegi dañoo bëgg leader politique boo xam ne dañuy dëggu di wax ak ñoom dëgg leen wax luy jëriñ ci réew mi wax leen luy yàq réew mi ba pare won leen ni ñoom ñu jub lañu ñu bëgg réew mi lañu loolu rek la Sénégalais yi soxla. donc loolu di benn jàngatit bu am solo ñuy gërëm askanu Sénégal bu baax a baax a baax geneen jàngat gi mooy nit Sénégalais yi dafa am ay bataaxal yu am doole yoo xam ne yónnee nañ ñu ko ñun ni ñu nekk ci géopolitique bi mooy Sénégalais yi dañoo bëgg coppite te bii pas bëgguñu alternance parce que am nañu ñaari alternance mooy changer ki fi nekkoon moo tax ñu bëri dañ naan Sénégalais yi duñu fal dañuy folli Sénégalais yi léegi dañoo bëgg fal dañoo bëgg la ñuy soppi du doon rek nit bi jiite waaye doxalin bi li ñuy wax ñun système ba léegi xale yu ndaw yi sax fu ma romb ñu ne ma Sonko système ni ñuy doxalee la Sénégalais ne d'accord ñu ci dañoo bëgg loolu soppiku Sénégalais yi bëggatuñu njiitu réew goo xam ne gannaaw buñ la jiitalee jël jumtukaayu réew mi yëpp teg sa loxo muy administration muy budget bi xaalis kopparu réew mi muy administration bi muy diplomatie bi ba ci sax mun nañu wax ci benn fànn justice ak ñoom seen nga jël yooyu yëpp nag di ko wëlbati di ko utiliser jëriñoo ko pour lu war a mun a soppi nekkinu Sénégalais yi ba ndaw ñi am liggéey ba ndóol mi wàññeeku ci réew mi wala mu jóge fi ba njàng mi baax ba nit ñi di daw ci tali yu baax ba nit ñi faju suñu feebaree ak yeneen mbay mi dox càmm gi dox yeneen ak yeneen transport public bi yëpp waaye moyens yooyu ñu la jox nga jël ko bàyyi loolu yëpp ndax Sénégal ñëpp xam nañu loolu yëpp dara doxu ci nga jël moyens yooyu di ko utiliser naan bëgguma am adversaire loolu Sénégal yi nee nañ bëggatuñu loolu ndax Sénégal réew mu mag la démocratie bu mag la ba ñuy door di wote ba ñuy door di am compétition électorale boobu amaguñu indépendance ndax jamono ñoom ngalandoog ñoom seen amaguñu woon indépendance kon duñu toog tey ba 21e siècle benn nit ñëw taxaw ne dootuma am opposition je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mooy damay faagagal opposition loolu Sénégalais yi nanguwuñu ko parce que réew mu dox ba amatul opposition rek mooy réew moomu ci guute lay dëkk mooy kenn fii buur mooy bu mi te lu mu def ñëpp ne gongo parce que ku ne déedéet mu duma la Sénégalais yi nee nañu bëggatuñu loolu kuñ fi mu mun a falati nag da nga xam ne Sénégal li ñuy xaar ci yow mooy nga liggéey jël sa àdduna yëpp def ko liggéey bàyyi politique bi bañ a sax nekk chef de parti bañ a xalaat ay deuxième mandat yu demee noonu déedéet parce que ku ñu fal nga toog salaamaaleykum rek sa xel yëpp a ngi ci deuxième mandat ñëw mbuxum élection yi bañ jox la deuxième mandat sa xel yëpp nekk ci troisième mandat kooku doo liggéey yaa ngi jël sa temps yëpp teg ko ci xeex nooy xeex ak adversaire yi c'est Sénégalais li ñu bëgg mooy ku ñu fal nga nekk au-dessus de la mêlée mooy nga da ngay nekk ndey ji cheikh nekk ci kaw nga xam ne lii ñu la dénkuñu la ko pour mu féete ci Massamba wala mu nekk contre Mademba waaye dañ la ko Sénégal yëpp a ko bokk 16 millions de Sénégalais liggéey la ñu xaar ci yow loolu it di bataaxal bu am solo boo xam ne Sénégalais yi yónnee nañ ñu ko ñun nag ñu jàpp ni ci biir bataaxal yooyu nga xam ne ay misaal la ci Sénégal ci politiciens yëpp ñun dañ ci am loo xam ne ñun la mooy comme ñun ñooy ndeyu mbil gi Sénégalais dañu ne am nañu yaakaar ci yéen bëgg nañ leen ngir seen discours ak seen comportement du jëmm Ousmane Sonko moo am solo jëmm Ousmane Sonko amul benn solo benn nit la rek comme yeneen nit yi gënuloo leen jàng ëpploo leen xam-xam gënuloo leen judd du benn lenn ci loolu waaye li ñu yaakaar ci ñun ci taxawaay ak ci gis-gis ak ci discours moo tax ñu am yaakaar googu ci ñun ñu leen di tontu ni bu soobee yàlla yaakaar googu du mu sa tas bu soobee yàlla soppite gi ñu bëgg ci Sénégal pour suñuy doom ak suñuy sët
suñu bakkan gii lañ ci teg ndax sénégalais du ñu gën a gore donc loolu di ay jàngat yu bëri yoo xam ne jàngat nga ci mbir mi. mu am loo xamante ne am na fi yaa ngi wax ne di ngeen ci teg seen bakkan ngir Sénégal mën a soppeeku waaye mu am ñoo xamante ne ci coow li dañ ci ñàkk seen bakkan amaana am na loolu lu mu def ci yow ban jàngat nga ci am. di leen jaale d'abord seen i mbokk di leen di ko jaale suñu bopp it ndax ñi yàq seen bakkan li ci ëpp bokk defe naa ci suñu njaboot la ñu bëgg bokk ci suñu njaboot ci politique xamoon ni la ñu bëgg a faagaagal du Ousmane Sonko waaye projet bi ñu gëm ñoom ni lii mooy soppi réew mi la ñu bëgg a faagaagal moo tax ñu génn kon ñu ngi koy jaale seeni mbokk nañ ko def déjà fépp dem nañ fa def naa li ñu desee war nañ ko mottali ci fan yu néew Bignona ak Diaobé waaye feneen fépp dem nañ fa jaale ji te noonu lañ koy defee fa ca des yépp dem jaale ji seeni mbokk ci lépp lu jaale laaj ñu bokk ko def ko di leen wax ni ñoo ngi leen di masaw ñoo ngi bokk ak ñoom naqar gi bu dee ñoom am nañu naqaru xol ñu dañoo boole naqaru xol ak naqaru xel ndax amul kenn koo xam ne ci àdduna ñaan nga yàlla lii andi fitna ba nit di ci gaañu waxuma laa nit di ci faatu sax sa tur nañ ko ci tudd kon dinañ toog di ci xalaat tout le temps bëccëg a guddi donte sookewuñ ko donte du suñu coobare donte du ñun ñoo taal du donte ñun ñoo boom waaye teewul ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax di leen wax it ni kóllëre googu doxoon suñu digganteeg seeni njaboot bu soobee yàlla dinañ ko continuer wéyal ndax ñun dañoo judd ci métit màgg ci métit def naa bi ñu dooree politique ak léegi bëriwul waaye suñ doon natt lañ fi am ci ay bakkan yu rot Mariama Sagna boom nañ ko faat nañ ko gannaaw bu ñu paree suñu meeting Kër Massar ñetti at ci gannaaw ba léegi justice defagul liggéey ba ñu mun a xam nu mu demee ak kan moo ko boom su ngeen seetloo ci suñu campagne électorale bi am na ñu defoon accident fële ca Bignona ba ay bakkan rot ci lii ñëwaat am ay bakkan rot ci ñu ñaan yàlla mu yem fii waaye di wax ni li musa am yépp nag muy ku bakkanam rot muy ku ci gaañu ba ñàkk ci ab cër suñu doole bëriwul waaye li ñu war a taxaw suñu digganteeg seeni mbokk ci kóllëre ak ci doxal diggante wéyal ko ñu ngi koy dox ba léegi di wax it ni benn njukkal rek la ñu mën a delloo njukkal ñooñu mooy li ñu gëmoon ñoom ba tax ñu génn di xeex fa ñu tëdd te ñun ñu am yaakaar ni foofu leen gënal fii ñu jóge ndax dañ ñoo jàngal ci diine ni ki nga xam ne bakkanam rot na ci bi muy défendre boppam bi muy défendre honneur bi muy défendre Allah bi muy défendre réewam kooku ci shahid yi la bokk mooy martyr la kon ñu jàpp ni ku génn àdduna ci anam googu ñun ñooy toog di ko naqar waaye tey ko bëggoon jëli fi mu ne delloo si ko mu ne doy na waaye njukkal gi ñu leen mën a delloo mooy fa ñu tëdd ñoom ñu gis ci lu néew nag la ñu ñaan yàlla ni li taxoon ñuy xeex loolu mujj naa sotti Sénégal ba mu law ci Sénégal sénégalais yi gisaat seen bopp jëlaat seen dignité ak seen fierté mooy projet politique bi nga xam ne ñun présenté nañ ko sénégalais yi muy projet patriotique mooy delloo Sénégal ci loxo sénégalais yi muy ci wàllu koom-koom muy ci wàllu culture ci wàllu identité ci wàllu nekkin weesuwul loolu jëlee fi lépp loo xam ne mooy gàllankoor doxalin réew mi bokk na ci jël lépp lu Sénégal moom ci alal gën cee faratal waa bitim réew ko waa Sénégal loolu dakk fi ñaareel bi mooy gerbeeg randal alalu réew mi nga xam ne benn minorité bu ndaw a ndaw ñooy jël ku nekk tey milliardaire la di tabax ay immeuble di nekk entre deux avions say doom di gundaandaat et cetera ci jamono boobu doomu néew di doole yi ñu ngi continuer di sonn gis nga li xew barki dem université te dara waralu ko lu dul comportement yu mel noonu ak yeneen yoo xam ne mooy suñuy xeex ñu fexe ba loolu ñu appliquer ko Sénégal defe naa loolu mooy njukkal bi ñu leen mën a rendre te pour appliquer ko il faut ñu réussir combat bi ci nu mu gën a gaawee donc di ko wax également seen waajur di leen jaale waaye nag yemul foofu parce que ñun ñëpp ay jullit lañu léeg-léeg su dara amee dañ naan mbirum yàlla la nattu yàlla nañ ko delloo yàlla gëm nañ ni nattu yàlla la ndax yàlla bind bakkan bu mu bind da koo jox àpp bu àpp boobu jeexee kenn mënul tee bakkan boobu wuy ji boromam kon ñu jàpp ni lii ci loolu la bokkoon waaye noonu mu ko defee
noonu la yàlla suñu borom ne ki nga xam ne def na ñaawteef jóg boom doomu jàmbur kooku dafa am lu ko luñ ko war a teg ci ay daan bu dee tey ko sax am na lu ñu ko war a teg ci ay daan mooy war na joxe ndàmpaay gannaaw bu mu waxtaaneek waa këram. bu ne nag moo ko tey xam nga li ci diine wax waaye xam nga li ci suñu luwaay yi wax tamit ba tax comme dañoo nekk dëkk boo xam ne nag dañu am ay loi moo tax ñu ne duñ ko bàyyi noonu parce que ñi def lii ñaawteef bi dañ koo yàgg a def ñaata nit lañ fi boom muy fii ci biir université yi muy ci manifestation yi doon am 2011 wala yeneen ak yeneen waaye li tax loolu mun a amaat di amaat mooy lañ ca war a def moom mii tey jiite réew mi bi mbir mi amee 2011 dafa ne woon bis bu faloo dinañu leeral mbir mi yépp waaye bi mu faloo la ko fàtte kon tant que ay nit a ngi sañ def te yoon du dal seen kaw dinañu defaat moo tax ñu ne lañ ci war a def nañ ko def bokk ko nag ak waa M2D mooy dinañu déposer ay plainte dinañu saisir justice Sénégal parce que lii suñu yéene mooy yóbbu ko sax justice internationale mais xam nga balaa ngay dem justice internationale il faut nga njëkk a def li nga war a def ci biir réew mi ba pare foofu comme nag gis nañ ni dossier bu politique boo xam ne dafa concerner nguur rek suñu justice bii nañ koy traité du baax ñun ñëpp gis nañ ko mosoo gis suñu justice bi dossier boo xam dafa concerner état wala mu concerner un opposant ñu doxal ko diñ ko war a doxalee moo tax ñu ne nag dinañ ci war su àq déposé bu dee def nañ ci lañ ci war a def surprise day doon ci ñun waaye gëm nañu duñ ko def xam nga ndax lan ndax nguur gi barki démb dafa génne lu ñuy tuddee mémorandum génne benn kayit boo xam ne nee na dafa wax moom lan mooy layam ci li xew bi mu ko layee ba pare dafa ne ñi dee ñëpp Ousmane Sonko leen rey loolu Sénégal yëpp dégg ko. waaw bu doon nag dëgg nguur gi li muy wax gëm na ko Sadikh man su ma ñëwee jiiñ Sadikh ne Sadikh moo rey damay dem déposer plainte tout de suite waxuma laa nag nguur bu demee ba ne Sadikh moo rey procureur dafa waroon ci saa si ubbi dossier ñu jàpp kooku waaye gëmuñu ko bu ñu paree loolu waxuñu procureur dañuy teg commission xam nga commission boo buggee suul ab problème da ngay créer commission waaye ñu wax sénégalais ni nguur gi du ñun lañ doon waxal Sénégal waa bitim réew lañ doon waxal parce que bi mbir mi amee léegi dañoo am pression yu bëri yu tegu seen kaw Nations Unies organisation de défense des droits de l'homme muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen Union africaine CEDEAO ñëpp dañoo wax ak ñoom pression boobu nag ñuy subir parce que ñëpp xam nañ ni ñoom bët bi leen di waa bitim réew di xoole moo leen ëppal solo foofu bët bi leen waa biir réew mi di xoole ñoom président bitim réew lañu moo tax ñu gaawantu génne seen mémorandum boo seetee bi ñu koy présenté faram-fàcce wuñ ko ci wolof de dañ ko wax ci français rek dem seen yoon bu ñu paree yónnee ko ci ambassade yi yónnee ko donc ñoom waxuñoo ak sénégalais yi waaye bi ñu paree dañ ne dañuy taxawal commission loolu bitim réew la ñuy waxal ñun nag ñu ne leen bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw M2D dinañu présenter sénégalais suñu mémorandum ndax ñoom dañoo mel ni sénégalais yi fekkewuñu mbir mi fii li ñuy wax dafa mel ni Gambie la amee wala Ghana wala feneen ñoom ñu ñëw di ñu ko nettali ñu leen nag dañu andi suñu mémorandum am na équipe bu koy bind fi mu toll ni ci waa M2D buñ ko paree dañ ko présenter sénégalais yi envoyé ko ci àdduna bi yépp waaye duñu yem ci loolu M2D dina déposer plainte am parce que ñun on est conséquent bu ñu nee nguur gi mooy responsable ak ay samba booyam ay milisam dañuy déposer plainte ci tribunal daal di continuer suivre affaire bi loolu lu ñu war la tam suñ digganteeg ñi fi jóge waaye lu ñu war la it suñ pour ëllëg ba kuy defati balaa ngay jël gànnaay di tiire ci nit boo xam ne dafa manifester kese te yorul gànnaay yorul dara su bëree ba bëri ab xeer la yor di nga xoolaat bu baax kon lu métti la ñu ngi koy méttitlu di ko massawu Sénégal yëpp di ko massawu seeni mbokk waaye di wax ni xeex bi it yemul foofu bu soobee yàlla day yàgg rek tey lay doon wala ëllëg waaye day yàgg rek waaye mbir mi dinañ ko leeral ba mu leer nañ te ñi seen loxo taq yëpp dinañu layoo ak yoon bu soobee yàlla. ñu gis ab kuréel judd ci muy M2D am nu mu taxawee kuréel boobu est-ce que mën nga ci ñëwaat. waaw M2D dafa di kuréel gu am solo parce que M2D mouvement pour la défense de la démocratie la mooy kuréel goo xam ne
saytu suñu démocratie rawatina nag liy jëm ci àq ak yelleef moo ko tax a jóg. dama wax léegi ni Sénégal dañoo am aada gu yàgg cosaan gu yàgg ci wàllu àq ak yelleef suñ toogee ba 21e siècle ñu am li yées ci li ñu mus a am ci président fépp foo laal lajj na fa waaye su bàyyi woon sax nit ñi ak seen àq ak seen yelleef tële na ci wàllu koom-koom tële na ci wàllu diplomatie tële na ci wàllu utal nit ñi xëy tële na ci paj mi tële na fépp Sénégal yi di ko muñ waaye bu yemoon ci loolu ba léegi ñu ne nañ ko muñ rek ba mu jeex ñu jëlee ko fi waaye tey mu weesu loolu nag ne léegi comme tële naa fu ne te yaakaaratuma ci sama bilan sama mën-mën ak sama jëfin pour mën a toog fii waaye il faut ma terroriser ñëpp il faut ma xëbal ñëpp xoqatal ñëpp ba kenn dootul sañ a wax kenn dootul sañ a wax nanguwuma xam nga li xew barki démb ci jàmbaar jooju jigéen jooju bokk ci Fatou Ndiaye la tudd bokk ci Fouta Tampi nga xam ne ñu ngi koy xoqatal parce que nee na d'accord ma te ñoom nag li gën a neex mooy léegi ku ci sa koor métti sax di nga ne Sonko tax koor gi métti ci man ndax nee nañu man ndaw soosu mosuma koo gis su ma ko mënoon gis ko ndax jàmbaar la te ñoo bokk xeex bi waaye gis nga taxaw na ne d'accord ma rek ñu koy yónnee ay message di ko menacer naan ko dinañ la rey dinañ la duma loolu mooy woon projet Macky Sall mooy gannaaw fexe ba du am opposant te loolu mënul nekk day nax boppam waaye beneen projet bi mooy fexe ba xoqatal sénégalais yi gis nga c'est-à-dire sénégalais yi ci juróom ñetti at yi ñu weesu sénégalais yi koo ci gis dafa ragal dafa tiit koo ci dajal commencé waa ji dafa soxor waa ji day dóore waa ji dafay tëjaate waa ji koo fi woo téléphone mu ne la raccroché dañuy déglu téléphone yi loolu ba kañ Sénégal ak fi ñu jaaree ba egsi fii benn waaye ñëw toog rek ne tey ma def fi terreur boo xam ne kenn dootul ñem nooyi foofu la naxee boppam nag wax su xamoon sénégalais mooy kan sénégalais kenn mënu koo tënk c'est un peuple fier et c'est un peuple digne mën nañu muñ trop nag moo tax ñu am stabilité bii ñu am mais am na fooy egg ligne rouge boo xam boo fa eggee di nga gis jikko sénégalais kon loolu moo tax M2D jóg ne nag mbir maa ngi bëgg a ëpp te lii doole M2D mooy acteur politique a ngi ci mouvement citoyen ngi ci personnalité indépendante a ngi ci keneen ak keneen ma leen ñi jaajëfal bu baax parce que man dama leen amal ngërëm donte du man maa tax M2D taxaw M2D tey lépp luy concerner la démocratie fii ak yàlla xam kañ da ciy taxaw mais li contexte bi tax mu jóg contexte bi mu sosoo sama jëmm ji da cee am place bu am solo moo tax ñoom ñëpp nag mënuma leen lim organisation yu bari la ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ni xeex bi tey lay door ndax Sénégal gi suñu Sénégal la nun dañu war a fexe ba nuñ koy tegee suñuy loxo doom mu doon Sénégal gu gën fuuf gii ñu dund ñun ci jafe-jafe ci complication te dara waralu ko lu dul njiit ju bon kon